mbokkee xarit yi ñi ngi amaat mbégte di leen dalal ci seen émission balance bi ngeen faral di ànd ak ñun mardi bu jot ci waxtu wi le muy seen jotaay bi nga xamante ne saa su nekk rek dañ leen di jox li nga xamante ne moom mooy xew-xew ci wàllub yoon waaye tamit di leen ci gindi di leen ci yee su ko defee kon képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel nga nekk fii ci biir réew mi wala boog bitim réew nga mën a xam bu baax lan mooy sa àq ak say yeleef mu mel ni numéro tey bi nag dañ ko jagle li nga xamante ne moom mooy actualité judiciaire maanaam xew-xew yi nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam wala boog moom moo jàll ci bés yi nga xamante ni moom moo ñu féete ginnaaw alors su ko defee kon ñu indi leen lépp loo xamante ne aju na ci xibaar boo xam ne xew na fi ci wàllum justice waaye tamit lépp loo xamante ni rek c'est indispensable à la connaissance des populations ñu mañ leen ko yeggee ba mu mët sëkk mu mel ni kon dossier bi nga xamante ne moom la ñuy njëkk a waxtaanee mooy lu jëm ci mutinerie Rebeuss mutinerie Rebeuss bu ñu ko waxee xel yëpp day dem ci xew-xew boobu nga xam ne xewoon na fi fii ci prison bu Rebeuss 20 septembre 2016 ba nga xam ne am na ci détenu bu ci ñàkkoon bakkanam di wuyu ci turu Ibrahima Mbow ak tamit ñeneen détenu yu bëri bëri yoo xamante ne jële woon nañ ci ay gaañu-gaañu mu mel ni dossier boobu nag am na mbir mu ci bees moo xamante ne moom la ñu nar a tijjee waxtaan bi wax leen dëkkal leen loolu nga xamante ne moom moo ci bees bu loolu jàllee dinañ ñëw ci affaire Ilimane Touré muy transitaire boobu nga xamante ne moo ñàkk bakkanam fële nga xam ne moom mooy commissariat spécial du port mu am tamit ay leeral yoo xamante ne war nañ koo def ci dossier bi waaye tamit am mbir bu bees boo xamante ne am na ci su ko defee kon loolu tamit dinañ ca yegg ci biir jotaay bi indi maanaam leeral yi nga xamante ne war nañ ci bu ñu noppee ci loolu nag dinañ jëm ci li nga xamante ne moom mooy wàllum terrorisme ëmpale wu leen ne fan yi ñu génn am na information yoo xamante ne génnoon na fi di wax ne am na ñaari présumé terroriste yoo xamante ne police su Sénégal teg nañ leen loxo kenn ku ci nekk ci ñooñee naka la mbir mi tëddee ak tamit ñi nga xamante ne ñoom la ñu tudd ci biir dossier bi tam def nañ ci li nga xamante moom mooy reportage ndaxte ñaar ñooñee ñu jàpp dañoo wax ni dañ doon lëkkaloo ak nga xamante ni moom mooy Moustapha Diatta bi ñu jàppe woon Baobab loolu lee tamit dinañ ñëw indi ci leeral yi nga xamante ni moom moo ci war waaye tamit dem ba fële nga xamante ni moom mooy waa famille Moustapha Diatta ci boppam def ak ñoom reportage tàll leen suñu micro mu am ay leeral yoo xamante ni dañ koy indi par rapport ak accusation yu bees yooyu nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci kawam waaye tamit duñ ci yem d'une manière générale ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi leen di jiiñ wàllum terrorisme te ñu nekk ci prison yëpp loolu tamit dinañ ci ñëwaat bu baax a baax ci biir jotaay bi mu mel ni kon ñeenteelu dossier bi nga xamante ne dinañ ci ñëw wax ci mooy affaire Fatoumata Mokhtar Ndiaye muy responsable politique APR boobu nga xamante ne faatoon nañ ko fële nga xamante ne moom mooy Pikine 20 novembre 2016 bii ñu weesu mu mel ni kon am na ay mbir yoo xamante ne daf ci bees ndaxte ki nga xamante ni moom lañ ci teg loxo muy wuyoo ci turu Samba Sow te mu nekk prison bu Rebeuss chambre 14 am na benn bataaxal maanaam benn lettre boo xamante ne daf ñu ko yónnee di ciy wax ay mbir yu doy waar yoo xamante ne da lépp rek jëm ci leeral li nga xamante ne moom mooy situation ak ay kaawam loolee tamit également dinañ leen jàngal lettre bi ba xam lim ci wax yëpp dëggantaan ak tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam yëpp lan mooy li nga xamante ne moom moo ci position am ci biir jotaay bi dinañ ci ñëw bu baax a baax yeggee leen ko ndaxte ay mbir la yu doy waar yoo xamante ne mënta ñàkk ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi xam ko waaye tamit ci sàkkuteefam la moom ci boppam ñu jàngal ko bataaxal ba képp koo xamante ne yaa ngi fi nga dégg ko bu baax a baax mën a xam mbir moom nga xamante ne ay tuuma la yu ñu teg ci kawam nu mu demee bu baax a baax buñ jógee ci loolu nag dañuy daal di tëjee jotaay bi li nga xamante ne moom mooy insécurité bi nga xam ne dafa lëmbee jamono ji ba kaa bi ci mujj mooy étudiant marocain boobu nga xamante ne faat nañ ko ba police sax tey ci suba def nañu conférence de presse di wax ni teg nañu juróom benn nit yi nga xamante ne ñoom la ñuy jiñ ne ñoo def wàllu googee loolu tamit également dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi ak tamit yenn yi nga xamante ne en bref information judiciaire yi nga xam ne nekk na suñu kanam lenn li di actualité dans les prisons leneen li tamit di ay maanaam verdict yoo xamante ne cours de tribunaux yi joxe nañ ko ci diggante bi kon mbokkee xarit loolu mooy sommaire bi nga xamante ni moom la ñuy fas yéene waxtaane kon léegi-léegi rek dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy dossier bu njëkk bi jërëjëf comme ni ma ko waxee woon ci tàmbali bi dossier bi nga xam ne moom la ñuy njëkk ci càmbar mooy mutinerie bu Rebeuss bi nga xam ne mardi 20 septembre bii weesu xewoon na fi mu am jàppante boo xam ne dafa doxoon ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy détenu ak tamit garde pénitentiaire yi ba am détenu boo xamante ne ñàkkoon na ci bakkanam muy Ibrahima Mbow waaye tamit mu amoon ci détenu yu bëree bëri yoo xamante ne dañ ci jële woon ay gaañu-gaañu ñenn yi ñu yóbbu woon leen principal ñoom neen yi ñu yóbbu woon leen fële nga xam ne moom mooy pavillon spécial laata ñu leen di delloo Rebeuss laata tamit ñu am ñoo xamante ne dañ leen may liberté provisoire bàyyi leen bàyyi ndëgandiko mu mel ne nag dossier bi am na lu ci bees waaye balaa ñu ciy ñëw dañuy ànd ak waa régie xool reportage bi nga xamante ne defoon nañ ko jamono yële ci kër famille ki nga xamante ne moom moo ci ñàkkoon bakkanam muy Ibrahima Mbow buñ ko seetaanee ba noppi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo bees ci dossier bi régie. ñun yaxaayu dossier bi moo ñu xaw a naqari quoi parce que bientôt 4 mois léegi le 20 septembre la ñu rayoon boy bon gis nañu
le ministre de la justice bi mu génnee prison Rebeuss déclaration bi mu wax kooku ba léegi man ba koroog may dee du ma ko mus a fàtte parce que moom bu génnee naan mi ngi gërëm l'administration pénitentiaire pour avoir géré la situation naka lañ ko géré en tuant dañoo rey noonu lañ ko géré donc kon moom kontaan na ci rey bi loolu moom man daf ma métti trop sinon bu loolu jàllee le procureur la ñuy waxal le procureur de la république bu fekkee ndigal lay xaar wala dafa am lu muy xaar mais ñun xamuñu Sénégal léegi naka lay doxee quoi parce que léegi mat 4 mois seen militante bi nekk Xurnaal bi mu ko reyee fii waaw Fatoumata Matar Ndiaye bi mu ko reyee fii mais le soir même la génn def conférence de presse wax li muy wax kii léegi mu mat 4 mois mënuñu ñoo wax kii moo ko def ni kii moo ko def te ñun ñu dem dig ñu entendre yaayam entendre jabaram dossier yëpp ñu dig bokkule ko jox leen ko donc léegi bu fekkee Macky Sall la ñuy xaar pour mu jox ordre yi à travers vos micros ñuy woo fii Macky Sall mu joxe instruction ministre de la justice comme Sénégal léegi noonu lay doxee Macky Sall moom mooy wax su Macky Sall waxee ministre bi wax ainsi de suite procureur du soog a appliqué mais moom 5 jours la def ci kaso bi kooku yoonam nekkul ci ay affaire mutinerie mais ñi nekk ci kaso bi dañu sonn ay prévention ay 7 ans 8 ans mais pour lan nañu jël magistrat yi ñu àtte booy ñu mu jeex. mënuñoo toog ni rek éternellement ñu rey suñu doom ba pare ñu mel ni ay muuma wala dëkkuñu ci dëkk bi parce que ci banlieue bi lañu dëkk amuñu moyen pour jël avocat et puis à part ça man maître El Hadji Diouf mi ñuy wax le député du peuple dossier yu mel ni ana politiciens yi dossier lu mel ni xew ci dëkk mais li ñuy wax ni aussi ñoom seen intérêt bopp souvent la ñuy jiital mais c'est vrai. Souri Kawa le ministre de la justice ñu ngi koy woo fii à travers vos micros pour à part balaa loolu sama dama koy poser benn question. dossier bi mu wax ñu fan la dossier bi toll ñun daal loolu lañu soxla ñu wax ñu fi dossier bi toll ñi nga xam ni seen loxo daf ci laale ñuy situer les responsabilités. Ibrahima li ma gisee mbiri ndax Ibrahima da des sama doom te Ibrahima kere bi muy xëyee fii dara jotul sama doom ji ak wér rek la yóbbaale woon léegi nag bu ñu demee ba Ibrahima ñu def ko nii maag jabaram lii danoo métti lool ndax Ibrahima bi muy xëyee fii di ma tàggu di tàggu jabaram wér gu yaram dong la yóbbaale ñu toog nag ba nu ñëw ne Ibrahima dañ koo def nii rey ko ci kaso Rebeuss bii loolu métti la métti na lool li ma bëgg nag mooy leen na yoon def liggéeyam Macky Sall président na wax ci lii ndax ku rey boobu ba léegi ca Tabaski ba léegi ñu amuñu ci dara nu leer ci ko rey kenn tegu ko loxo gisuñu dégguñu ci ki ko rey dara ki ko rey daan lañ bëgg yoon teg ko loxo ñu xam ki ko rey kan la yoon teg ko loxo Ibrahima am na fanweeri at ak ñett. est-ce que mën nga ñëwaat ci li taxoon ñu jàppoon ko. ah li taxoon ñu jàppoon ko. Ibrahima daal li tax ñu jàpp ko Ibrahima daal xëy na fii liggéey ba wàcc yaa ngi dégg daan na yaay damaa ngi xëy muy àjjuma ja ba mu xëyee liggéey daan na bu ma jaayee ba pare damay jënd xar ma ne ko yal na nga jaral ak jàmm mu daal dem jaay àjjuma ja la dem dara lu Tëngéej dem di jënd xar ba mu jëndee xar fanaan siwut ba ca samedi ci ca suba ñu woote téléphone ne Ibrahima téye nañu ko fii nu mu tuddati sax police su Tëngéej ñu dem ban demee fekk ma ne jabaram ma ñëw jabaram ne ma tànta mu ne naa mu ne ma Ibrahima da woote ne fi dama nga dara lu Tëngéej ñu daal jóg sol sunu mbubb ba nga police su Tëngéej ñu daal di sol sunu mbubb ban demee fekk ko fa man ko laajee mu ne yaay damaa jënd sama xar ba pare bu may jëndee sama xar ba pare ba ŋàbb sama buum ba yow omat xar mi kenn am ku ko dab ne ko xar mi ki la ko jaay da koo sàcc xar mi sama xar mu ne ko nañ dem police ñu dem police su Tëngéej ñu téye ko fa ba ñëwee lii mu ne yaay lii moo ma indi fii waaw nun nag ba nu dem ñuy dem ba nu yóbbu ko fee ban ko fa yóbboo xaw ma nu mu affaire bi demee foofu ak xeex bi affaire ba daal nam demee foofu ba nu fab sama doom ji
ban ko reyee foofee ñun yëguñu ci dara man daal kera atte ba laa ci am lu ma leer kera atte ba daal laa ci am lu ma leer bis ban koy atte ñu xëy fajar fii man jabaram man rakkam ñu daal di dem ba demee ca tribunal ba toog ban atte ba pare ba benn oto ñu indi benn oto ba oto boobu jeex gisuma sama doom ñu attewaat ba boobu jeex gisuma sama doom ñu taf turam ca kii ba ma ne man day saaru naa sama doom ji gisuma ko ci atte bi jabaram na ma tanta mu ne am na ku mu bokkal sàmbur nan dem toog ca kii ba nuy dugg ci oto yi nga laaj ko ndax bi may laajte léegi ne ma maag Ibrahima bokk sàmbur xamuñu ko nag xamuñu ci xale yi na jàppan la bokk ma dem taxaw ca buntu oto ba ma taxawee ca buntu oto ba ma ne ko sama doom mu ne ma ne ko na nga def mu ne ma maa ngi fi ma ne ko man de sama doom laa doon laajte muy Ibrahima Mbow ndax dañ ko war a na àtte tey jii te gisuma ko may laaj na xaw ma lu ko téye xale bi daal di ma ne meer mu ne ma boo bëggee dégg dëgg moom la dóor bal bi ci bopp te saamet ma ne tey ma daal di daanu foofu xam jabaram daanu foofu xam doom jakera ban koy tekki ci ginnaawam lan ko tekkee sama doom ji daanu ñun ñëpp ñu daal di daanu foofu lii daal lan ci am loolu nag metti na ma lool li ma yëgutan sama doom ji ba ci atte ba lu ma metti la yaay ji moo dem au tribunal di assister au procès publiquement interpeller directement les prisonniers ñu xamal ko ne ko sa doom lañ faat moom lañ dóor ay bal moom la dóor bal ci bopp te du benn bal dañ ko cribler ay bal ci yaram bi loolu weesoo ci lañ continuer di def suñuy dugg ak suñu génn ba fexe ba jot ci corps bi mais Sidiki Kaba mere nañ ko trop njaboot gi mere nañ ko tu sais pourquoi ñu mere ko moom depuis lors bi Ibrahima faatoog léegi benn yoon la ci musa wax demain dinañ def autopsie bi fa la yem ak ñun jusqu'au moment où nous parlons defu ci leneen secondo aussi li ñuy gën a mettitlu mooy actuellement nii dossier bi enquête bi waa DIC def nañ ko ba pare médecin légiste bi def na autopsie bi dans les règles de l'art lu tax ñuy bloqué dossier bi teg ko ci table procureur ça fait bientôt 4 mois mu joggi ci tànkam affaire bi tàgga témbe moment bi muy def loolu am na ay crimes yu bare yu fi xew Sénégal bi ci mujj rek mooy bu responsable bu siiw bu Pikine bii ñu faatoon fii sur table la leen dajale yéen la presse def procès bi directement mu ne diw moo ko faat am nañ arme bi commissaire bi ko jàpp a ngi nii substitut procureur bi mi ngi nii toog comprendre nga dem ba wax peine bi koy xaar naan perpétuité lañ koy tëj alors que ñun Ibrahima Mbow niñ ko rayee bu dee wàllu enquête foofu warul guddeel nit ñi bal lañ ko dóor bal bi bu ñu defee expertise balistique bi dindi bal bi xool numérotation bal bi xam nañ provenance ban arme la jóge arme boobu ce jour-là ban garde moo ko yoroon foofu à la place de ñu def enquête bi dans les règles de l'art ñi ngi def false boo xamante ne foog nañ ne ñi ngi koy def te yëguñu ko te toute la famille en est consciente xam nañ ni ñuy rëbëjë lépp garde yi ñu ci taq te ñu affecté leen rëbës xam nañ leen bu ñu yëngal nag quoi famille bi dañu sonn ci affaire bi. ben d'abord gën a métti lu di am ndax doom la ci gox bi waaye aussi li ñu gën a métti lu mooy la lenteur du dossier. C'est vrai que am nay jamono jaaroon nañ fi am lu ñu def ñu nangu ni du dara par rapport à une perte de vie humaine la personne a perdu sa vie mun na ci bañ a elle peut ne pas en être consciente mais là où c'est plus douloureux mooy ñam fa bàyyi muy ndeyam di jabaram di ay doomam di ay andi jaawam boo ko jëlee d'une manière générale nga jël d'une manière particulière nga jël ci biir famille bi ndimbal la woon kon le stress qu'à ce niveau dana baax que état def le maximum possible pour que ce dossier là ñu traite que le plus rapidement possible qu'on puisse situer les responsabilités la ca war état ci famille bi vraiment mu def ko une bonne fois pour toutes. Si les recherches sont déjà faites par comme vous le dites par la DIC et que dossier bi ñu ngi ci procureur ñun en tant que autorité li ñuy demander état di ko demander le procureur mooy mu xam ne kii kat suñu doom la
lii ko dal mënoon na dal ku ñu gën a jege jéego bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci procureur mu dox ko maanaam mu diligenter dossier bi nu mu gën a gaawee pour qu'on puisse situer les responsables man en tant que maire de la commune de Guinaw Rails Nord c'est ce que je demande au procureur. Si maintenant certains qu'on croit être les responsables sont affectés du loolu la ñuy xaar ci dossier boobu ñun c'est pas ce que nous attendons de ce dossier. Nous espérons que le procureur il ira plus loin ba vraiment que ñii naqar bii ñu dund parce que du ñoom rek ñoo ko dund en tant que njaboot toute la localité da koy dund boobu nga xam ne ñoo koy dund ñu xool au moins naka la ñuy amee des débuts de soulagement parce que ils ne nous soulageront jamais quelle que soit l'issue quelles que soient les décisions que le procureur aura prises nous n'aurons jamais une satisfaction totale mais au moins que ñu def ay jéego yoo xam ne yii kat dinañ mën a permettre ñu xam ni Sénégal c'est un pays de justice. jërëjëf Régis ci élément boobu la yaakaar naa ni dégg ngeen bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy maire Guinaw Rails Nord kàddu yooyu nga xamante ni moom lañ mujjee yëkkati waaye tamit famille Ibrahima Mbow moom ci boppam li nga xamante ni moom mooy seen attente li ñuy xaar alors li nga xamante ni moom moo bees ci dossier bi nag mooy benn plainte boo xamante ni famille victime bi dañ ko déposé fële nga xam ne mooy ci procureur de la République ci cabinet maître Assane Dioma Ndiaye lañ ko jaaree plainte bi nag liñ ciy visé mooy homicide volontaire maanaam li nga xamante ni moom moo waral plainte bi mooy dañu seetlu ne mbir mi ma nga am septembre boobu ba léegi def na juróomi weer wala mu ëpp ko te boobu ba léegi amul benn jéego boo xamante ne justice dox na ko ci ngir mën a leeral Ibrahima Mbow ci yenn anam la ñàkkee bakkanam ak ñan ñoo ko def moo waral maître Assane Dioma Ndiaye au nom de la famille d'Ibrahima Mbow ñu dugal plainte fële nga xamante ni moom mooy parquet ngir sàkku maanaam taxawaay bi nga xamante ni dëggantaan moom la ci war a justice waroon def mu nekk loo xamante ni luy effectif lay doon waaye tamit ñoom naruñu yem fii ndaxte nee nañ bu fekkente ni mbir mi bougé wul dinañu saisir doyen des juges comme ni ñu ko defee woon dans l'affaire Bassirou Faye bu ngeen fàttalikoo bu baax a baax ce qui s'est passé dans l'affaire Bassirou Faye Tombong Wali la ñu considéré woon comme le bon suspect bañ demee ba ci biir maître Assane Dioma Ndiaye dugal plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges ci investigation wala boog instruction bi nga xamante ne doyen des juges tijji woon na ko mu daal di inculper ñeneen ñaari policier muy Sidi Mohamed Bougaleb ak Saliou Ndaw bañ demee ba ci fin instruction ba ka ñu considéré woon comme bon suspect muy Tombong Wali dañ ko mujjee daal di setal daal di setaltal ki nga xamante ni moom mooy Saliou Ndaw daal di renvoyé ki nga xamante moom mooy Bougaleb devant la chambre criminelle biñ ko jugé sax ci lañ ko dóor 20 ans de travaux forcés alors spectre bu mel noonu nag moo nar a am ci mbir mi nga xamante ni moom mooy mutinerie bu Rebeuss bi à travers plainte bi nga xamante ni déposé nañ ko famille bi ak cabinet maître Assane Dioma Ndiaye li ñu bëgg mooy taxawaay dëggantaan bi justice war a am ci mbir mi mu am d'autant plus que détenus yi nga xamante ne ñoom ñoo ci gaañu kenn ku ci nekk identifié nga formellement ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen tiré moo xam ki ñi famille ñi ci gaañu la wala moo xam tam ñi nga xam ne ñoo ci jot ay blessures donc loolu mooy li nga xamante ne moom moo bees ci dossier bi di xaaran rek fan yi ñëw est-ce que plainte boobu ñu déposé parquet dina am diligence bi nga xam ne moom moo ci war wala de en tout cas ñoom ñi nga xam ne bu fekkente ni mbir mi yëngatuwul dinañu saisir doyen des juges par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile donc voilà ce qu'il en est par rapport ak dossier boobu léegi ñu jàll ci ñaareelu mbir bi muy mbirum Ilimane Touré. deuxième dossier du jour ñuy waxtaanee mbirum Ilimane Touré muy transitaire bi nga xam ni dafa ñàkkoon bakkanam fële ca commissariat spécial du port dimanche bi ñu génn loolu bi mu amee ba léegi nag coow li bari lool police génnee seen version ni dafa xaru ci benn drap boo xamante ne dafa nekkoon moom la daal di jëfandikoo xoj boppam ba ñàkk ci ay bakkanam ay famille am ne loolu duñ ko dégg benn yoon ndaxte ñoom nee nañu mbir mi dafa téye seen xel d'abord parce que anam yi ñu ko jàppee moo nekk ci anam yoo xamante ne dafa yomb parce que convoqué wuñ ko dañ ko ñëw jël si ci koo xam ne dañ lay poursuivre pour menace de mort ak li nga xamante ni moom mooy injure ensuite le fait que permettre ñu leen également ñu mën a accéder ci li nga xamante ni moom mooy corps bi également loolu mooy lever suspicion yi nga xamante ne moom moo ci am li nga xamante ne nag moom moo ci bees mooy malgré version bi nga xam ne police génnee na ko procureur demandé na pour que ñu def ci enquête leeral mbir mi ñu xam bu baax a baax naka la tëddee ndax suicide la effectivement suicide par pendaison comme ni ko version police waxee wala leneen moo ci yeneen anam la ñàkkee bakkanam loolu en tout cas du ñàkk fan yi di ñëw dinañ ci am lu leer waaye mu am mel ne am na ci ñaari mbir yoo xamante ne jar na taxaw seetlu bi si jiitu mooy autopsie bi nga xamante ne dañ ko def dans l'affaire Ilimane Touré ndaxte autopsie bi dañ ko dénk koo xamante ne dañ ko inculpé dans une autre procédure boo xamante ne dañ ko ci inculpé muy maanaam l'affaire Chérif Ndaw bi nga xam ne moom mooy sapeur pompier bi fi ñàkkoon bakkanam yéen a ngi fàttaliku loolu ba muy soog a am rapport autopsie bi njëkk a génn da doon wax mort naturelle
ginnaaw gi mu am contre expertise ñu dem principal mu def beneen kayitu docteur boo xam ne day wane ni kii kat dañ ko torturer ba mu ñàkk ci bakkanam alors daan kayitu docteur boobu nga xam ne moom la hôpital daal teg defoon koo koy defoon loolu noonu kayitu njuuj njaaj boobu ñooñu ba ñu inculpé ko pour faux dans l'affaire Chérif Ndaw même personne boobu noonu la ñu joxaat li nga xam ne moom mooy autopsie dans l'affaire Elimane Touré mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla indi na tey xel ci famille ñi nga xamante ne ñoom ñooy Elimane Touré d'autant plus que médecin boobu noonu ci boppam médecin légiste boobu ci boppam le 10 mars bii di ñëw war nañ ko àtte fii ci tribunal bu Ndakaaru devant le tribunal militaire dans l'affaire Chérif Ndaw ngir maanaam moom ñooñu nga xamante ne mu bokk ak ñooñu nga xamante ne dañ leen teg loxo ji leen jiiñ ne moom mooy ñoom ñooy faat ki nga xamante ne moom mooy Chérif Ndaw donc loolu nekk na mbir boo xam ne wax dëgg yàlla teel na xel looloo waraloon sax famille bi di demander contre expertise parce que kayitu yaa ma neex moom kayitu docteur yaa ma neex dañ ko xaw a miin Sénégal certificat de complaisance wala document médicaux de complaisance dafa nekk loo xam ne dafa bëri soit ci certificat médical lay doon wala ci rapport autopsie yi comme ni ñu ko nemmee ko dans l'affaire Chérif Ndaw ba inculpé ci ki nga xamante ne moom mooy médecin légiste bi nga xamante ne moom moo defoon loolu mu mel ni rek kon cas boobu nga xam ne moom mooy cas wu Elimane Touré day confirmer l'ensemble li nga xamante ne moom mooy nit ñu bëri ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan en garde à vue te ni ñu koy nemmee ko ci commissariat de police yi noonu lañ koy nemmee ko également ci brigade de gendarmerie noonu lañ koy nemmee ko également ci ba ci prison yi parce que bu ñu waxee prison yi xel yi dinañ dem ni Cheikh Malay Nissaane ak ñeneen waaye tamit ñu bëree bëri mboolem régime yi nga xamante ne ñoom ñoo fi jaar ñeenti régime yi fi mës a jaar yëpp benn boo ci dem dina ci am di nga ci mën a génne ay nit ñu takkoo takk ñoo xamante ne ñàkkoon nañ seen bakkan en garde à vue bu ngeen demee ci régime Senghor xel yëpp day dem ci Omar Blondin Diop bu ñu demee ci régime socialiste xel yëpp day dem ci Baba Ndiaye bi nga xam ne dañ ko jàppoon commissariat central ginnaaw gi ñu torturé ko à mort ba ci kaw loolu sax ñu tegoon ci loxo ay takk der inculpé leen looloo waraloon seen protestation bi nga xam ne moom moo conduire radiation 6150 policiers yooyu nga xamante ne amoon na donc loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sous le régime bi Diouf sous le régime libéral également am na ci cas yu bëri yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ci bu ñu sukkandikoo ci rapport Amnesty bi mi ngi wax ne 25 personnes ñoo ñàkk ci bakkan ci ginnaaw ay torture ci régime bi ñu nekk également amoon na ci cas yu bëri bëri yoo xamante ne xew na fi en 2012 Kékouta Sidibé yéen a ngi koy fàttaliku ak yi jot ci diggante bi yëpp ba l'affaire Elimane Touré bi yegsi ci donc voilà ce qu'il en est par rapport ak information leeral yi nga xam ne moom la ñu waroon def dans l'affaire Elimane Touré muy rek transitaire bi nga xamante ne wax nañ ne moom moo ñàkk bakkanam fële ci commissariat du port te famille am di contredire version bi nga xam ne police joxe na ko parce que bu fekkente ni police dafa wax mort par pendaison famille bi ñoom nee nañ dañoo weddi loolu d'abord parce que yor nañu ay preuves yoo xamante ne dañuy wane ne dañ ko torturer boobu ñàkk bakkanam nee nañu yor nañu ay images yoo xam ne moom mooy wane loole waaye tamit ay proposition di yaakaar naa ne fan yi ñu weesu dégg ngeen porte parole famille bi réaction yi mu def ci presse bi doon wax ne ay proposition lañ leen doon defal ak tamit version bu njëkk bi ñu joxe bokkul ak version bi mujj bi nga xamante ni moom moo ci am mais en tout état de cause dossier bi mi ngi ci ñuy kanam te li ci kanam rawali bët dinañ xam bu baax a baax mbir moomu fan la ñuy dugg fan lay mujjee ñu jàll ci beneen dossier. jërëjëf Régie beneen dossier bi nga xamante ne moom la ñuy dal mooy wàllum terrorisme ndaxte am na information yoo xamante ne dafi gënoon di wax ne am na ñeneen ñaari ñu bees ñoo xamante ne dañ leen jàpp ñu bokk ci listu personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci li nga xamante ne moom mooy en prison pour terrorisme mu wala loon nag ñu dem ba fële nga xamante ne ñoom ñooy famille ñi ñu jàpp ñu def ci ñoom reportage ndaxte ñaar ñu jàpp présumé jihadiste malien yi nga xam ne jàpp nañ leen dañuy wax ni dañu amoon lëkkaloo ak ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Diatta mooy ki nga xamante ne dañ ko tegoon loxo fii ci Baobab laata ñu koy déféré placé ko sous mandat de dépôt ba actuellement mi ngi fële nga xam ne moom mooy maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel alors balaa ñuy ñëw ci analyse et commentaire dañuy ànd ak Régie xool reportage bi nga xamante ne defoon nañ ko ci dimanche bi ñu weesu fële nga xamante ne moom mooy auprès des familles ñi nga xam ne ñoom ñooy présumé terroristes yi laata ñu ñëwaat ci plateau bi pour leeral yi. nekkoon ay xaritam de boo nekkee booy ba léegi ñuy ànd nekkoon doon fii nii moom lañ jiiñ terroriste ne Grand Yoff xëy na boobu ba léegi ñu ko jàppe ba léegi mu def 1 an et demi muy dund si yenn conditions yoo xam ne yu metti la yu tar la bët bi tey ba mu fa jàpp ba léegi bëtam léegi gisatul mu nekk fa toppatoo ñu ko tëral ñu léegi mu ngi Cap Manuel ñu téye ko fa chaque jour 30 minutes lay am de droit yoo xam ne moom lay gis génn naaj bi ñu jàpp ñu tëj ko koo xam ne nag condamné guñ ko defuñu ko dara muy dund yenn torture yi metti yoo xam ne yu dund tey ji ñun boo ñu xoolee dañu ay terroriste ñun ay xaritam nañ place taawal bi la doon jaayee di la doon jaay ay jiin lay jaay jiinu jigéen di jaay ay greffage ak affaire yooyu di dund loolu noonu si koñ bi ñuy dund ak moom xëy bés ñu woo ko na ko wuy ko nga xam ne jël si woo ko yónnee woo ko convocation da nga ko ne woo na ko dikk mu sol daalam dem ba foofu noonu nga jàpp ko def booba léegi mu mat 1 an dégguñu si dara da ngay jaabante tribunal yaa mënu see am dara avocat yi la wax dara lu leer si mooy loolu
ñu bëgg nag ñu taxaw si ay mbiram jéem ko jàppale parce que jeune la fi mu nekk toll si digg buntu àddunaam war a dund laay fam war a taxale war a am avenir am yow jékki-jékki tëj ko plus de 1 an et quelque xamuñu kañ la jëm waxuñu si moom dara boobu ba léegi ñun nag ñu xëy ñaan ndimbal wala gouvernement bi ñu jéem see taxaw jàppale ñu bu baax ñu jéem ko xool ñu koy téewee. xamul leen ko tam ay activités de terrorisme. non ñun duñ dund terrorisme ñun ñii ay baal la ñu xam boîte de nuit belle vie la ñuy dund ñun newuñu si yooyu noonu. le cas est délicat métti na trop mais lu ñu mën a seede ci Atou bi ñu yorondoo fii ci koñ bi muy man muy sumay morom muy sumay rakk dëkkandoo yëpp même chose lañ lay wax Atou man nekk na koo xam ne xamul lenn lu dul liggéey à part le sport bu mu bàyyi jàng ba léegi liggéey def business rek la xam. yéen xamuloo leen ko benn activité terroriste wala. yàlla mu ñu tiim gis nga man fa ma kéemtalaay kattan laa wax ne sama bàmmeel moo tax dafa mel dama tiim sama bàmmeel di wax Atou man mosuñu ko xamal dara ci lu ñaaw lu agressif sax quoi xam nga nit ki sax di ngay dund ak moom ngeen nekk ay frère da nga xam ne kii il est agressif mais booy bi boo ko xoolee ci ay kaf rek ci ay kaf affaire yooyu nga koy xamee quoi mais gis nga tolof bi ko dal nag mën na dal ku ne gis nga Sénégal ñu ngi seetaan loo xam ne ëllëg je crois que ni mën nañ ne ñu bëri dinañu xam ni lii ñuy wax nii mën na am ëllëg koo xam ne di ci bañ a prêter attention mu dal la parce que aussi à travers des messages des téléphones mën nga bokk ak nit ki xamoo ci lu muy yëngu mu woo la téléphone wala mu message la wala nga def benn transaction bancaire yooyu yëpp am na ñu jékki-jékki accusé la ci loo xam ne yow peut-être tu ne comprends même pas est-ce que comprendre nga donc justice je crois que ni bu fekkee ñoom ñi ngi xeex ak yelleef doomu aadama war nañu xool seen forme bi ñuy jàppee nit ñu ci base du terrorisme parce que terrorisme dañ koy dégg nii rek mais ñun xamuñu ko je crois que ni terrorisme ñoom niñ koy vulgariser nii sax mooy dem ba terroriser la population. Atou du terroriste Atou jegewul terroriste Atou bañ na ko ba jàng la ba mu jàngee dem Fatick jóge Fatick ñëw fii nekk di jaay ay fëgg jaay di jaayantu di jënd bagage di dem di jaay Atou bañ na ko ba bu duggaan ci kër gi sax tuba bi da koy wàccee ba muy lang sam papa da koy saaga ne ko da ngay génnee pour mu julli sax Atou sam papa da koy forcé Atou man bu yenn saa day baali ba ñëw sax sama kawalal yenn saa sama biir néeg bi lay fanaan Atou jegewul terroriste Atou du terroriste Atou Fatick la màggee fa la jàngee kër Macky Gassama turandoo Macky Sall Atou fa la jàngee bàjjanam astubal muy bàjjanu Atou man Macky Sall kon fa Atou man nekk ko terroriste Atou bu bokkee ci xeetu terroriste rek Macky kon soriwul terroriste gi ndax terroriste weesuwul nga jàpp njabootu jàmbur jàpp ay kilifa ay yaayu jàmbur di leen terroriser ñuy dem di yóbbu añ di dem ko ñëw moom xam na ne jàppul ay terroriste amu fi terroriste amaanu fi gisul si Atou terroriste Atou bu doon gis na fi benn trace terroriste ci si Atou man mu xam ne kon ñun duñ ci sonn di wax nii boobu ba léegi nit ñi duñ ci sonn di dag-dangi mais ñun xamuñu luy terroriste jegewuñu famille bu am terroriste Atou xamul lu dul jënd ak jaay ay kilifaam ñoom ñëpp loolu lañu xam ñun jigéen ñun ñëpp kër gi ku lu dul dem jëndi jaay buñ doon terroriste kon nit ñi dinañ ko xam amul passeport Atou amul passeport amul carte banque Atou musul génn Fatick la xam ak Dakar Atou xamul feneen kon kooku buñ ko bëggee jiiñ terroriste mu jaaxal nit ñi terroriste di nga am carte banque di nga mës a voyage di nga am passeport di nga am yëpp mais loolu yëpp Atou amul ci benn du benn bu ci am du benn bu ci am kon Atou lan lañ koy jiiñee terroriste tuumaal buñ ko tuumaal la bu dee dañoo encaissé loo xamante ne mënuñu ko remboursé dañ koy liggéeyee xaalis bu ñu remboursé la ñu encaissé dañoo encaissé lu ñu mënta delloo ñu ut seen i di wër ay ñoo xamante ne ñoom la ñuy jiiñ terroriste pour que rek ñu ne gis nañ terroriste pour ndax li ñuy encaissé mënuñu ko delloo moo tax ñuy jiiñaate terroriste fii amul terroriste Sénégal gisuñu fa terroriste. ñu koy jàppee Mauritanie di ko jiiñ terroriste ñun nag maa ngi commencé lu ñu yóbbu Mauritanie mooy daam xaritam yu demoon ñëw biñ demee ñëw gis ne jàng bi fa la gën a gaawee te wax dëgg yàlla mën nañ jàngale comme moom dafa bëggoon dem jàngi ñu ne ko demal Mauritanie léegi bi mu demee Mauritanie wax dëgg yàlla man it ma dëggal loolu parce que man it bokkoon naa ci ñu doon jàng sax jàng bi doon lu gaaw te am solo ñu continuer noonu def fa 4 mois benn jour la ñu xëy ñëw ñu fëgg mu ibbi doon ay pël ñu mënate ko mu ngi naan lu xew sax ñu commencé di fuyee après bi ñu ko jàppee yóbbu ma ne leen waa doo leen ma wax lu tax ngeen jàpp ko ñu ne ma dinañ la ko wax tey ko 4 jours nag jour bi ñu leen waree indee Sénégal si lañ kooku ñëw jox ma benn numéro ma woo ko ne ko lan lañ lay tuumaalee mu ne ma terroriste nee nañ dañoo jàpp kenn fekk fa sama numéro moo tax ñu jàppaale ma léegi nag ne ma ñibbisil ma nit ma ñibbisi avant loolu sax maa ngi nekkoon
ci internet bi biñ nekkee Mauritanie may surfer yooyu noonu dugg gis benn set buy wax ci affaire Boko Haram ak yooyu ñu ngi posé ay bomb ak yooyu noonu mu ne ko waaye gis na ñii lu ñuy def mu ne ma ñii duñ ay jullit ndax jullit du doxalee ñoom nu ñuy doxalee gaw ma ni ñi ay jullit lañu mu wax ma loolu moo tax biñ ñëwee ne affaire terroriste lañ ko jàppee mu doon loo xam ne daf ma jaaxal lool ñu indi ko fii Sénégal ñun tamit ñu foone fa la yem ñu bàyyi état di def liggéeyam pour ñi nga xam ne dañ naan li gën mooy nga bàyyi état def liggéeyam ba dëgg yàlla bàyyi nañu 1 an état topp ñu ko waxuñu dara te ku toog 1 an waxoo yënguwoo bàyyi nga état mu def liggéeyam ci biir 1 an yi ñu gis na dafa doy nag parce que tamit jàpp nit ki rek teg ko benn kii rek mel ni ku yor xar di ko jox muy lekk rek tëj ko ne ko toogal foofu dafa ëpp. ak condition yi moom du ma ne baax na ba dëgg yàlla ndax koo xamante ne 30 minutes ngay am pour génn du lu baax koo xam ne famille proche donc papa yaay doom jabar ñooñu ñoo am droit gis la koo xamante ne benn yoon nga am visite ci semaine bi maanaam ci weer bi 4 fois lañu am droit gis la ah koo xamante ne dem jàq prison ba sax amoo droit dem julli fa. ñu isolé la mel ni ku yor benn assassin boo xamante ne te yow mosuñu dégg ne dóor nga nit ba damm ko mosuñu dégg sax ne xuloo nga ak nit ñu lay jiiñ ay terroriste. Moustapha Diatta nag liñ koy waxal dara du ci dëgg newoon naa fi sama frère la dama fier ci mu nekk sama frère tey nag dama koy réitéré waat waxal nañ ko lu nekk ñun nag dañoo sonn chaque jour Moustapha du caagi ne waxuñu parce que dañu ragal de dañ doon xaar yoon def liggéeyam boobu ba tey dégguñu dara ñu ngi nii def teggi tuuma keroog Baobab dimanche passé Baobab ñu ñëw yokk tuuma dama bëgg sénégalais yi may déglu yéen yi may seetaan ma ngeen xam ni Moustapha Diatta du terroriste loolu laa bëgg ngeen xam ko Moustapha Diatta bi ñu koy jàpp 25000 francs la yoroon ci poche am benn caméscope benn carte mémoire benn clé USB 3 téléphones loolu noonu gisuma ci ak ay balles comprimées à plomb 4-5 pour pigeon yoruloon sax fusil kon loolu gisuma jihadiste buy dem di yor loolu lu ay éléments yu commun la yoo xamante ne ñëpp mën nañ ko yor mu ngi noonu ñaari uldu xawma naka yu ñu wax waaw ñaar yooyu dama leen di certifier ni am naa certitude ni Moustapha Diatta xamul ñooñu sax xamul ñooñu ñun nag mercredi incha allah dinañ ci man dama am certitude boobu ne Moustapha Diatta xamul ñooñu. est-ce que amul woon ay rapport yu mu amoon te yéen xamu leen ko. Moustapha Diatta loolu am na li ma la wax lu leer la du deñ xamul ñooñu xamu ko xamul leen ñoom ñaar ñëpp. Moustapha Diatta musul tukki Mbour la mës a dem ak Ziguinchor def sax 14 régions du Sénégal yi. est-ce que ñun mën nga ñu expliquer waat ci yan anam la ñu jàppee woon ak naka la demee woon. Moustapha Diatta benn ngoonu 8 février la ñu ñëw kër ga paraît-il que si média yi la ñu gis ni jàkk ja lañ ko jëlee indi ko kër ga ñu indi ko kër ga perquisitionné gam def ko en dessous ba pare yóbbu ko biñ ko yóbboo guddi bi biñ leen di laajee mbaa jàmm ñu naan jàmm la kay biñ leen di laajee fu ñu koy yóbbu sax waxuñu ñu ko kenn moo doon jéem a dalal suñu xel naan ñu waaw après ngeen dem dig mais dig boobu sax dañu dem guddi boobu dem nañu dig fekkuñu ko fa ñu ne ñu nañ dem tribunal toog nañu 3 jours yoo xamante ne gisuñu ko après une semaine ñu defeere ko yóbbu ko Rebeuss biñ ko yóbboo Rebeuss après quelques mois ñu yóbbu ko Cap Manuel ba noonu nag ñenn ñu ngi naan waaw il a été arrêté récent na ci ñoom parce que dunduñu ko dañoo fekkul fusil sax këram balle comprimée à plomb 4-5 pour pigeon la ñu fekk këram fekkuñu fusil këram nee nañ ko vendeur d'aquarium profession sax du loolu man profession ma wax leen du loolu. tuuma yu ñu teg xanaa lu dul ay sos rek fier nañ ci frère bu ñu am parce que frère boo xamante ne la da lay digal lu baax di la tere lu bon daanaka ñoom mën naa wax ne état bi dafa nekk di def loo xamante ne li muy def moom tegu ko si yoon parce que nit ki yaa ngi ne yow li ngay wax li ngay tuumal nit ki leeru la dangaa ne rek présumé nga wax présumé nga jàpp nit ki 1 an loo xam ne
amoo ci benn leer nga téye ko nit ñi di laaj lan la ñu def tegal leen ci kaw table bi lu ñu def yow mënoo fexe ba indi leen preuve xam nga loolu weesuwul tooñ la gis nga état dafa war a ragal yàlla ci li muy def gis nga bu dee jullit na bu tëddee na xalaat bu baax li muy def gis nga li muy def tegu ko fenn waaw ñu àtte ko ci nu mu gën a gaawee li ñu bëgg nañ ñu wax carrément lan la def parce que fi mu nekk nii affaire baa ngi bëgg a louche mi ngi mel ni affaire bi dañ ko politiquer wala lan la parce que affaire bi dafa doy waar lii mënul nekk na indi preuve boo xam ne c'est concret naka teg suñu bët ñun ñu gis parce que loolu léegi la ñu bëgg fu mu toll nii bu dee amul preuve nag wala dafay bëgg a manigancer du jàll moom buñu demee tey jii si campagne di ko seet daf ñuy delloo si yàlla toujours te ba pare xam nga luñ jaaxal boo demee dana naan moom sax xamul lu mu def moom sax dafa instant yi moom danaan man ñoom lay xaar xam nga lii dafa doy waar koo xam ne moom danaan man damay xaar pour ñu juger ma man fu nekk nii xaw ma li ma def xaw ma ba tey lu mu def buñ koy jël ba léegi ay conditions yu méttee métti ay conditions yoo xamante ne façon bu ne lañ leen di def bul xam façon visite xoolal da ngay toog visite yoo xamante ne ay quelques heures lañ leen di may quelques minutes lañ leen di may ñu génn ay minutes yoo xam ne mais loolu c'est pas normal mbokkam yi ñëpp gisuñu ko xoolal dañoo jël visite bi 3 personnes à partir de 3 personnes yi su motee rek jeex na ñeneen ñu si des yëpp duñ leen nangu jël duñu am sax permis boo demee autorisation samay nijaay ñoom ñëpp dañ leen tere ñu ne duñ jox kenn permis si ñoo xamante ne defuñu gisuñu yow li ngay wax dara leeru la ngay def loolu waaw war état ci boppam ñun moom la ñuy adressé parole bi manigation yooyu noonu muy def noonu mooy wane ne li muy def dara du dëgg parce que ñun xam nañ lépp ñun duñ def quand même gis état dafa recevoir 90 milliards xam nga milliards en tout cas milliards yu mu recevoir loolu la bëgg a justifier ak suñu frères yi mais du dem na ragal yàlla parce que suñu frères yi ñun ñoom la ñu am te ñoom lu ñuy def ñun ñoom la ñu instant ñoom la ñu yaakaar ndax ñoo ñu dimbale si suñu lépp suñu activités yu bëri na xool bu baax lu muy def ñun nag ñoom dañoo bëgg a wax sénégalais yi tamit dégguñu ñun ñii ñu jàpp duñu ay terroristes dañ leen ko jiiñ te ñun amuñu benn sikki sàkk que ni lii tooñ la dara amu ci lenn lañu gëm dañoo gëm ni état Sénégal moo nekk di ut ay fonds pour politique ay fonds jël suñu jàpp suñuy doom di leen def ko utukaayu fonds loolu lañu gëm te loolu moo am. voilà mu nekkoon reportage boobu nga xam ne def nañ ko ci famille ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp di leen jiiñ wàllum terrorisme yaakaar naa dégg ngeen leeral yi nga xamante ne tukkee na ci famille Moustapha Diatta bi nga xam ne actuellement mi ngi prison Cap Manuel te moom la ñu jàppoon fële ca Baobab doon information yi mu jigéen ñuy wax ne dafa am lëkkaloo ak ñaari présumé terroriste maliens yi nga xamante ne jàpp nañ leen jamono yi ñu génn mu mel ni kon ñooñee nga xamante ne jàpp nañ leen nag dolleeku nañ ci liste bu gudd bi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp yoon di leen jiiñ wàllum terrorisme parce que tam bu fekkente ne jamono yi la ci ginnaaw 30 personnes la ñuy wax li mbir mi yokk na nag ba léegi ñu ngi ci plus de 40 personnes yoo xamante ne yaakaar naa ne ñoom ñëpp seen tur seen datu mandat de dépôt ak accusation yi nga xam ne moom lañ tuumal mi ngi fi waaye xëñ na temps bi du ñu ko may ngir ñu mën koo faram-pàccee kenn ku ci nekk ñu mën a jàpp rek ni kon lu ëpp 40 personnes ñi ngi dans les prisons ñu leen di jiiñ wàllum terrorisme ci kenn rek lañ ci àcceegum muy imam Ibrahima Seye bi nga xamante ne cour d'appel bu Ndakaaru daal dina koy tëj ñaari atu kaso waaye tamit ci mboolem yooyee yëpp benn dossier kese lañ ci clôturé gum wala boog sax ñaar au maximum benn bi nga xam ne moo impliqué imam Janko bi nga xam ne depuis 4 ans mi nga xaal ñu àtte ko waaye tamit beneen bi nga xam ne moom moo impliqué Gallo Sène te dossier bi ñëwoon tribunal correctionnel de Dakar semaine bii ñu weesu laata ñu koy renvoyé au 9 mars pour extraction du prévenu alors leneen li ñu ci mën a jàpp tamit mooy ci mboolem nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen di jéñ wàllum terrorisme kenn kese lañ ci maye liberté provisoire ñeneen ñi ci des yëpp ñi ngi en sous mandat de dépôt ñu ëpp ci ñoom ñi ngi maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel am na ci ñoo xamante ni ñi ngi fële nga xamante ne moom mooy camp pénal bu liberté 6 loolu tamit mooy li nga xamante ne waroon nañ ko ci dolli à travers reportage bi nga xamante ne demoon nañ ko defal leen ëpp famille ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci dégg ngeen déggu ci famille Atoumane Sow bi nekk fële Cap Manuel dégg ngeen ci tamit également famille Moustapha Mbaye bi ñu jàppoon fële nga xam ne moom mooy Mauritanie dégg ngeen soxnaam si kaddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko waaye tamit déglu nañ ci tamit famille ki nga xamante ni moom mooy Omar Keita bi nekk camp pénal bu liberté 6 ak tamit famille ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Diatta waaye yemul ci ñooñee rek am na ñeneen ñu bëree bëri ñoo xamante ne teg nañ leen loxo Ibrahima Ly ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Sayer Kebe ñoom ñëpp ñi ngi fële nga xam ne mooy Cap Manuel waaye tamit boo demee camp pénal bu liberté si ñoom Ibrahima Ndiaye Imam Ndaw ak ñeneen loolu yëpp daal au total mu nekk une 40aine de personnes yoo xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi sous mandat de dépôt ñu leen di jiiñ wàllum terrorisme donc voilà ce qu'il en est par rapport ak dossier boobu noonu léegi-léegi rek ñu jàll ci yeneen dossiers yi nga xam ne moom moo ci topp
jërëjëf laata ñuy ñëw ci affaire Fatoumata Mokhtar Ndiaye mu am ay informations yu ñu fi jàllale rek en bref bi ci jiitu mooy dañuy dem ba camp pénal bu Liberté 6 ndaxte am na fa ay détenus gambiens yoo xamante ne ñoom ñoo fa nekk ndaxte tamit gambiens yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu tëj leen kaso seen lim mi ngi bëgg a takku boo demee fekk camp pénal bu Liberté 6 am na ñu fa nekk ñoo xamante ne ñi ngi yëkkati seen kàddu di interpeller seen ambassadeur bi nga xam ne moom moo nekk fii Dakar waaye tamit di interpeller ki nga xamante ne moom mooy président de la République Adama Barrow bu dee wàllum seen ambassadeur bi nekk fii Dakar ñu ngi koy interpeller pour ñu dimbali leen ndaxte nee nañu condition de détention yi nga xamante ne ci la ñu nekk xaw naa métti waaye tamit am na ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne dañ koy soxla waaye mënuñ koy am parce que seen famille nekkuñu fii ñoom ñu nga jóge woon ba Gambie ñëwoon fii daal avant que ñuy def li nga xamante ni daf leen jural tëddub kaso donc bu dee interpellation bi nga xam ne détenu yu Gambien yooyu ñu ngi koy def par rapport ak seen président Adama Barrow mooy xoolaat coopération judiciaire bi nga xamante ne moom moo lié le Sénégal et la Gambie pour que ñu xool naka la ñuy demee seen dëkk foofu tëdd fa seen peine en tout cas loolu mooy li nga xamante ne mbëbët bi nga xam ne les détenus Gambiens yi nekk Sénégal yëkkati nañ ko. alors beneen information en bref mooy li nga xamante ne moom mooy verdict affaire Toussaint Manga bi nga xamante ne tribunal bi joxe na dogal gi semaine bi ñëwee génn mu mel ni kon Toussaint Manga ak nga xamante ne moom mooy Fatou Ndaw setal nañ leen ci tuuma yooyu nga xamante ne moom la ñu tegoon son kaw maanaam daanaka dañ leen renvoyer des fins de la poursuite bokkul ak relax pur et simple bokkul ak relax au bénéfice du doute maanaam dañ leen renvoyer de fin de la poursuite muy tekki rek ne tuuma yi nga xam ne moom lañ jiñ daanaka dara amu ci waaye bu weesoo Toussaint Manga ak Fatou Ndaw am na ci ñeneen ñoo xamante ne bokk nañ ci dossier bi ñoo ñëw tam mujjee nañ leen teg ay daan ku ci mel ni Cheikh Sène daal nañ koo tëj atub kaso am ñeneen ñi ci desoon ci dossier bi yëpp ñoom Abo ak ñeneen ñi nga xam ñoom ñoo ci rek kenn ku ci nekk tribunal nee na war ngaa tëdd juróom benn weeru kaso mu mel ni kon moom bañ leen jàppee ñu nekkoon en détention préventive wala boog détention provisoire wala détention avant jugement en tout cas bañ leen placé woon sous mandat de dépôt jotoon nañoo tëdd lu toll ci 11 mois fukki weer ak benn yoo xamante ne tëddoon nañ ko laata ñu leen di atte ginnaaw gi ci lañ leen maye liberté provisoire muy bàyyi ndëgëtnu bi nga xam ne moom moo leen permettre ñu mën a rejoindre seen famille leneen li ci topp mooy chambre criminelle bi nga xamante ne amoon na fii région de Dakar mu mel ni kon délibéré wala boog verdict bi ñi nga xamante ne ñoom la ñu jugé woon mardi bale ci ginnaaw dinañ ko xaarandi 21 mars bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal leneen li ñu ciy dolli mooy verdict bi ñu doon laajte verdict bi dans l'affaire Barthélémy Diaz muy dossier Ndiaga Diouf bi nga xam ne dogal bi tribunal génne mooy 2 ans donc 6 mois mooy pour Barthélémy Diaz ak tamit ñaari agent yi nga xamante ni ñoom ñoo doon liggéey ca mairie ba muy Habib Dieng ak ki nga xamante ni moom mooy Babacar Faye ñoo lañ ci tëj 2 ans donc 6 mois ñeneen ñi ci des ñëpp 2 ans avec sursis lañ leen mujjee tëj ak ndàmpaay boo xamante ni wax nañ ne dinañ ko jox famille Ndiaga Diouf bu ñu ñëwee également ci dossier Chérif Ndaw ñi ko doon laajte le 10 mars bi le dossier bi war a ñëwaat tribunal devant le tribunal militaire bi nga xamante ni moom moo war a àtte mboolem élément brigade nationale des sapeurs pompiers yi nga xamante ni ñoom lañ ciy teg loxo mu ñuy ay takk der waaye tamit ñaari civil yi nga xamante ne mooy médecin yi nga xam ne dañ leen di jiiñ ne ñoo defoon rapport autopsie maanaam kayitu docteur Yaama Neex boobu nga xam ne moom moo doon wax ne Chérif Ndaw ci anam yu mort naturel la ñàkkee bakkanam laata muy am contre expertise boo xamante ne daf koy daal di weddi alors très rapidement yeneen procès yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu kanam le 2 mars affaire Ndeye Khady Gueye war na ñëw fële tribunal correctionnel bu Dakar ci même période boobu également Abdoul Mbaye dossier boobu nga xamante ne ci affaire de mariage boobu noonu également war na ñëw devant les cours et tribunaux ngir ñu càmbar ko mu nekk loo xamante ne loolu mooy dossier yi nga xam ne moom moo nekkoon suñu kanam mu ñu mën ci dolli rek ci wàllum insécurité bu dee waxtu bi may nañu ko dinañ cee yegg ndaxte ëmpale wu leen ni jamono yi ñu génn am na benn étudiant marocain boo xamante ne dañ koo faatoon tey ci suba police daal dinañoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngeen wax leen ni ci ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy jiñ ne ñoo faat marocain boobu noonu daanaka juróom yi teg nañ leen loxo ba fi ñu toll nii ñu ngi ci loxo yi yoon loolu mooy li nga xamante ne moo ci aju woon ci information yi nga xam ne bëggoon nañ ko jàllale très rapidement léegi rek ñu ñëw ci affaire Fatoumata Mokhtar Ndiaye. jërëjëf affaire Fatoumata Mokhtar Ndiaye moom la ñuy daal di tabbi daanaka fi ñu koy tàmbalee rek mooy lettre bi nga xamante ni Samba Sow moom la ñu yónnee Samba Sow mooy ki nga xamante ni moom la ñu tegoon loxo depuis novembre bi ñu génn doon ko jiiñ ni moo faat ki nga xamante ni moom mooy Fatoumata Mokhtar Ndiaye ci lettre bi ñu Samba Sow yónnee nag mu ciy leeral ay mbir yoo xamante ne dafa jëm rek ci accusation maanaam dossier bi nga xamante ne moom lañ koy jiiñ ndaxte bu ñu sukkandikoo ci information yi fi génnoon doon nañu wax ne dafa doon jéem a teg loxol ci li nga xamante ni moom mooy xaalisu ndaw si lu toll ci 350 000 francs boo xam ne moom lañ ko laajoon ngir mu takk soxna laata gi ci la loolee amee ak Fatou ak information yi nga xamante ne moom moo ci génnoon ci presse bi yëpp yaakaar naa ni ñëpp déggandoo nañ ko alors mu am leeral yoo xamante ni nag Samba Sow def na ko ci lettre bi ñu yónnee leeral bi ci jiitu mooy xaalis bi nga xamante ni moom lañ doon wax ni moom moo nekkoon ci kër gi nee na kër gi xaalis boobu nekku fa woon ndaxte xaalis bi nee na avant sax mbir mi di xew xaalis boobu yóbbu woon nañ ko fële nga xamante ni moom mooy banque ba jamono yi faat bi di am amul benn xaalis boo xamante ni nekkoon na ci kër gi muy leeral bu njëkk boo xam ni daf ko def
ñaareelu leeral bi mooy ndaxte ci information yu génn dañuy fa wax ni fa mu demoon naroon takk soxna dañ ko laajoon 350 000 francs moom Samba Sow ci lettre bi mi ngi leeral ni loolee tëddeewul noone ndaxte loolu ñuy wax sax maanaam xaalis boobu takk googu amoon na ba noppi lu jiitu faatu ki nga xamante ni moom mooy Fatoumata Mokhtar Ndiaye ci lettre bi sax mi ngi wax ni am na tantam boo xam ne moom moo tudd Satou Sow moom moo doxoon loolu lépp moom la joxoon xaalis bi mu waroon yóbbu fële nga xam ne moom mooy kër soxna si kon loolu lépp tamit nekk na loo xamante ne dafay weddi information yooyu nga xamante ne jotoon na génn ci diggante bi leneen liñ ci mën a dolli tamit également mi ngi wax sax ne xaalis boobu nga xamante ne doon nañ koy jiiñ ne moom la bëggoon yóbbul fu muy takkee soxna te muy wax ne amoon na lu jiitu faat bi mi ngi wax sax ni tantam boobee moo ko yóbboon te loolu ñu ngi ko yóbboon ajjuma bi nga xamante ne moom moo jiitu woon mbir mi ndaxte mbir mi jour samedi la xewoon bu ngeen koo fàttali ko bu baax a baax en novembre 2016 waaye révélation yi mu def yemul ci loolu mi ngi wax ni li ko dal du lenn lu dul coup monté moom nee na li nga xamante moom lañ koy jiiñ defu ci dara nee na nag ñi nga xamante ni dëggantaan ñoom ñoo faat Fatoumata Mokhtar Ndiaye moom nee na mi ngi joxoñ ñaari jigéen yoo xam ne responsable politique APR lañ noonu la ko waxee ci biir lettre bi te mi ngi faral di wax ni depuis 2015 ñaari femmes yooyu nga xam ne ay ñu am ndombal tànk lañ biir APR ñi nga wax depuis 2015 lañ ko topp pour mu faciliter leen ñu attenter à la vie ki nga xam ne moom mooy Fatoumata Mokhtar Ndiaye nee na lu ne proposé nañ ko ci diggante bi proposé nañ ko fi 500 000 francs proposé nañ ko fi leneen ay mbir yu bare yoo xamante ne doon nañ ko proposé ngir rek mu yox parce que xamoon nañu jege bi nga xam ne jege woon na ko soxna si donc loolu tamit nekk na loo xamante ne mi ngi koy leeral bu baax ci biir lettre ba tey mi ngi leeral ne moom salaire am sax may na ko mu joxe lu ëpp la nga xamante ne moom lañ ko doon laaj muy 350 000 francs yi nga xam ne moom la waroon joxe doon wax nekkul ci besoin boo xamante ne moom moo justifié ndaxte nee na Fatoumata Mokhtar Ndiaye saa su nekk daf ko doon yónni banque muy dem di retirer wala di verser xaalis boo xamante ne ay millions et des millions yu takk yoo xamante ne musul jéem koo sàcc musul jéem a tamit def benn jalgati boo xamante ne dañu ñëw ci wàllu googu yaakaar naa ni ci nataal bi ngeen di gis soxna si ngeen di gis moom mooy Fatoumata Mokhtar Ndiaye nekkoon vice président conseil économique social et environnemental moom la ñu faatoon fii ci anam bu ñaaw wax dëgg yàlla ci novembre bi ñu génn góor yàlla boobu ngeen di gis moom mooy Samba Sow mooy ki nga xam ne moom la ñu teg loxo actuellement di ko jiiñ wàllu googee te mu nekk actuellement chambre 14 bu prison bu Rebeuss loolee également bokk na ci leeral yi nga xamante ne mi ngi koy def ci lettre boobu nga xamante ne yónnee nañ ko ci lettre bi tam mi ngi faral di wax ne moom fi ñu toll nii wóoluwul kenn ndaxte saa su ne dañ koy yónnee ay nit yoo xamante ni dañuy ñëw naan ko nangul ne mbir bi yaa ko def ñu defal la lii wala ñu defal la lële ñu génnee la réew wala ñu defal la lii wala def loolu yëpp mi ngi koy leeral ci lettre bu gudd bi nga xamante ni yónnee nañ ko loolu yëpp tam muy nekk loo xamante ni rek daf koy leeral par rapport ak tuuma yi nga xam ni moom lañ ko teg mi ngi wax ni faatul soxna si tey faatu ko ëllëg faatu ko ginnaaw ëllëg mi ngi wax tamitam mboolem xibaar yi génn di wax ne moom nangu na ci ba nee na musu koo nangu moo xam ca police la wala ci audition bi nga xamante ne amoon na devant le juge d'élection musul nangu benn yoon ni moom moo def mbir mi nee na ñeneen ñoo ko def te ñeneen ñooñu depuis 2015 ba léegi ñu ngi ko topp pour maanaam ñu defoon leen mbir mi proposé woon ko 500 000 francs mu bañ te ñim ciy joxoñ baaraamu tuuba mooy ñaari responsable politique APR yoo xamante ne nee na ay jigéen lañu loolu mooy li nga xamante ne ci tënk rek ci gàttal moom la Samba Sow bind ci lettre bi nga xamante ne yónnee nañu ko waaye daanaka yemuñu foofu sax dañuy dalal ci plateau bi benn détenu boo xamante ni ñoom ñaar ñoo bokkandoo nekkandoo woon fële ci chambre 14 ndaxte Samba Sow mi ngi prison bu Rebeuss maison d'arrêt de Rebeuss nekk chambre 14 am na benn détenu boo xamante ni moom la fa nekkanoon kooku libéré nañ ko ci jamono yu weesu moom la ñu dalal ci plateau bi ngir maanaam mu am ay témoignages ak ay mbir yoo xamante ni dañ koy laaj rek di wuyoo ci turu Babacar Gueye Babacar ñu ngi lay dalal. waaw auzubillah bisimilah yi na wa ni yàlla ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci plateau bii nii yow Pape Ndiaye itam di la jottali nuyoo waa 100 mètres yëpp di la xamal ni ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci sa taxawaay yi nga taxaw ci détenu yi ñi nga xamante ni dañ leen a tooñ ba pare dugal leen ci biir 100 mètres ñu ngi lay delloo kàddu bi. waaw jërëjëf mu mel ni yow comme ni ma ko waxee woon léegi yàgg Samba Sow yéen a bokkoon chambre fële nga xam ne moom mooy chambre 14 bu Rebeuss mu am lu bëri loo xamante ni dénkoon na la ko ngir génnee yow ñu mu nga yeggee ko askan wi waaye tamit mu am lu bëri loo xam ne dañ la bëggoon laaj comme yaa ko jege woon doon waxtaan ak moom également lu bëri loo xamante ni bëgg nañ la ko laaj nga leeral ko dafa ci tàmbali bi sax détenu bu nekkoon prison booy génn am na këyit bu ñu lay jox moom la ñu tuddee certificat d'expiration de peine ñenn ñi di ko wax papier libérable loolu mooy li nga xamante ni moom mooy wane ni yow fa nga jógee donc yaakaar naa ne këyit googu ndax mi ngi ak yow waaw mu ngi ak ngir ñi lay seetaan gëm ni dëggantaan yow mi foofu noonu nga jógee et que yéen ñaar yéen a bokkoon fële nga xam ne moom mooy cellule 14 bu prison bu Rebeuss yaakaar naa certificat d'expiration de peine bi moo nekk nii këyit bi nga xamante ne booy libéré prison moom lañ lay jox bu wane ni rëccoo dawoo évadé woo waaye sa peine moo jeex nga soog a génn certificat d'expiration de peine ñu bëri di kën koo xam ci turu papier libérable alors yow nekkoon nga ak Samba Sow li nga xamante ne wax na ko ci lettre bi nii lii est-ce que am na ci loo xamante ni jotoon na la ko dénk bi ngeen di nekk foofu waaw lu ci bëree bëri am na ci loo xamante ne nii dañ ci doon waxtaan ci fee bi ak lépp daanaka comme ni nga ko waxee sànq ci commencement bi moom wóoluwul kenn
muy ñiy jóge ci biti ñu leen di dugal foofu comme détenu muy ñi nga xam ne dañ fay ñëw comme visite parce que moom ci jëmmam xam na ni lii ñu koy toppee ci li mu wax nee na xam na ni c'est un coup monté boo xam ne lépp politique la te dara taxaw ñu def ko lu dul ay xaalisu àdduna ak ay pouvoir yoo xam ne ay futilité la yoo xam ne fii la yem ci àdduna waaw loolu moom dénk nañu ko ci ay kàddu waxtaanati nañ itam ci cas bi waxtaan nañ ci fee bi am na lu bëree bëri loo xam ne waxtaan nañ ci. waaw moom jamono yi ci yan anam la nekkee condition de détention yi fa li nga xam ne moom mooy chambre ci yan anam nga ko bàyyee. waaw condition yi mu fa nekkee moom alhamdulilah ginnaaw crise bi nga xamante ni moom mu ngi ko fay piqué de temps en temps ces temps-ci par guddi vers 2h 3h du matin am na problème mu nelaw parce que commencé na fa di piqué ay crise yoo xam ne bu xëyee nga laaj ko dala naan noo démb dama doon gis ay affaire yu bizarre ñu naan ma boo waxee dinaa la rey boo waxee dinaa la rey boo waxee dinaa la rey loolu la ci indil comme leeral à part loolu mu ngi sant yàlla bu baax mu ngi si jàmm alhamdulilah comme ñëpp niñ fa nekkee si jàmm. ci lettre bi nga xamante ne yónnee nañu ko moom mi ngi doon wax ni depuis 2015 ci lañ ko toppoon pour bëgg koo neexal ak defal ko yeneen faveur pour que mu attenter à la vie ki nga xam ne moom mooy njàkk bakkanam loolu également ndax jotoon ngeen ci waxtaan bi. waaw loolu itam waxtaan nañ ci mu xamal ma ni depuis 2015 ay nit ñu ngi koy topp di ko proposer jusqu'à 500 000 francs pour dugal ko feneen tamit mu am fa liggéey bu gën a mag liggéey bi nga xamante ni moom mu ngi ko yor muy bañ loolu. nanguwul benn yoon seeni proposition parce que moom xamal na ma ni kii ñuy wax ni moom moo ko rey moom bàjjanam la ba pare moom du def loolu bàjjanam moom loolu la ma xamal loolu la ma yóbbante di ma wax ni su ma génnee ma waxal ko Sénégal yëpp itam comme munu ko tey jii mettre nañ ko en détention munul setal deram man nag taxaw ma pour setal deram damaa taxaw pour wax yóbbante bu ma yóbbante Samba Sow nee na musuta rey reyul xamul ko rey ñi rey buñ leen bëggee gis nañ dem seeti ay responsable APR loolu la ma yóbbante pour ma wax ko. ok leneen li ma la bëggoon laaj tam mooy jamono ji dama jot ay information yu may xamal ni am na ay émissions yu ñu koy envoyé ñuy ñëw di prison ñooñu di ñëw di prison di ko seet lu bëri yoon te ñu faree ci nguur gi lan lañ koy wax. waaw nee na ñooñu di fare ci nguur gi di ñëw prison liñ koy xamal mooy bul wax dëgg bi boo waxul dëgg bi dinañ la yóbbu nga dem voyage soit. ñu jox la xaalis nga dem voyage soit ñu daggal le billet nga dem voyage loolu la may xamal ni à toutefois bu amee visite loolu lañ koy proposer visite yi fay ñëw particulièrement daanaka ñëpp xam na leen mais ñu si baree bari amul ci ñoom confiance wóoluwu leen tey wóoluwu leen suba moom moo ma ko wax pour ma jotali ko askan wi. beneen laaj ma lay laaj mooy dama gis ci lettre bi mu ne je vais bientôt les citer maanaam ñi nga xamante ne ñoom la indexé ñoom la wax ni dëggantaan ñoom ñoo def mbir mi nee na ci kanam tuuti dina leen tudd léegi moom est-ce que c'est par rapport ak audition bi ko juge d'instruction bi déglu wala bés bu ñu demee ba procès am ci ñu nar ko taxawee ci yan anam la naree def loolu nga xamante ne moom mooy révélation yi nga xam ne bokk daf ko nar a def. waaw révélation yi peut-être amagul courage. nee na dina joxe ay tur. waaw nee na dina joxe ay tur nee na dina leen citer. man mii waxtaan nañ ci loolu waxtaanati nañ ci loolu mais comme que dafa nekk benn procédure boo xamante ne ni dafa nekk en cours am na ci bari yoo xam ne da ngay bàyyi yoon mu def liggéeyam waaye tur yooyu muy wax ni moom dina ko citer nee na dana ko citer dans les plus brefs délais lii problème bi mooy journaliste mënut a yegg si foofu pour dégg ko parole journaliste mënu koo gis pour laaj ko mu tontu loolu moo tax mënu leen a citer te amaana mën na yónni nit mu citer noo yooyu noonu ñu toppee ko leneen peut-être loolu tamit moom mu ngi ciy bàyyi xel bu baax waaye xamal nañu ni tur yooyu dana leen citer te citer na leen su ma juumul tribunal ba pare wala mu citer leen ci instruction yi à la police ba pare. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Babacar Gueye jóge fële nga xamante ne moom mooy Rebeuss bokkoo ak chambre ki nga xamante moom mooy Samba Sow chambre 14 Samba Sow bi nga xam ne moom la ñu placé sous mandat de dépôt di ko jiiñ ne moom moo faat kooku nga xam ne moom mooy responsable politique boobu di Fatoumata Mokhtar Ndiaye ci incident bi nga xam ne amoon na fi novembre 2016 bi ñu génn ba mu ñàkkoon ci ay bakkanam wax dëgg yàlla ci anam yoo xamante ne anam yu doy war la wax dëgg yàlla kenn rafetlu ko ndaxte tamit rey nit faat nit ci anam yoo xamante ne dëppawul ak yoon daf koy tere waaye tamit anam gi ñu ko defee dafa nekk loo xamante ne anam gu ñaaw la wax dëgg yàlla ñu ci encore une fois ñu koy jaale ay mbokkam di ko ñaanal suñu borom yokk leeram alors loolu mooy li nga xamante ni moom moo aju woon ci wàllu woowu yaakaar na yow fële nga jógee lan moo la fa yóbbuwoon
man conduite sans PC dama doon dawal oto yor ma permis de conduire. waaw donc yaakaar naa ñi ñuy dégg xamaale ko booy dawal oto te yoroo permis tëdd kaso mën na la ci fekk. ñaata la ci doon tëdd. 1 mois ferme. ñoo ko déggandoo su ko defee kon ko doon def te kii woo ko woon nga gën koo bàyyi xel bu baax a baax. alors kon mu mel nii loolu mooy li nga xamante ni moom moo aju woon ci waxtaan bi yaakaar naa ni waroon nañ dugg ci beneen mbir muy étudiant marocain bi nga xamante ni dañ ko faatoon jamono ji ak yeneen mbirum insécurité ak yeneen waaye xam naa ne comme que waxtu bi dafa xaw a xat dañ koy daal di tënk foofu rek ba beneen yoon su ko defee kon ñu ñëwaat fi bu baax a baax leeral leen li nga xamante ni moom mooy seen àq ak seen yelleef seen droit ak seen devoir waaye tamit yeggee leen li nga xamante ni moom mooy information judiciaire li nga xamante ni xew na ci yoon leen lu ci nekk rek ñu indi leen ko faram fàccal leen ko di gërëm bu baax a baax suñu mbokk Babacar Gueye bi nga xam ne moom lañ fi dalaloon di gërëm bu baax a baax waa régie di remercier mboolem équipe technique et rédactionnelle bi nga xamante ni moom ñoo gunge woon ci liggéey bi di joxe dig daje beneen semaine beneen mardi beneen thème dans Balance jërë ngeen jëf. bu may jëndee sama xar ba pare ba ŋàbb sama buum ba yow omat xar mi boo kenn am ku ko dab ne ko xar mi ki la ko jaay da koo sàcc xar mi sama xar mu ne ko nen dem Paris ñu dem Paris su tànkee ñu téye ko fa ba ñëwee lii mu ne yaay lii moo ma indi fii waaw nun nag ba nu dem ñuy dem ba nu yóbbu ko fee ban ko fa yóbboo xaw ma nu mu affaire bi demee foofu xeex bi affaire ba daal nam demee foofu ba nu sab sama doom ji ba ko reyee foofee nun yëguñu ci dara man daal kera atte ba laa ci am lu ma leer kera atte ba daal laa ci am lu ma leer bis ban koy atte ñu koy fajar fii man jabaram man rakkam ñu daal di dem ba demee ca tribunal ba toog ban atte ba pare ba benn oto ñu indi benn oto ba oto boobu jeex gisuma sama doom ñu attewaat ba boobu jeex gisuma sama doom ñu taf turam ca kii ba ma ne man de sawaaru naa sama doom ji gisuma ko ci atte bi jabaram na ma tànta mu ne am na ku bokkal sàmbur nan dem toog ca kii ba nuy dugg ci oto yi nga laaj ko ndax bi may laajte léegi ne na ma maag Ibrahima bokk sàmbur xamuñu ko nag xamuñu ci xale yi na jàppan la bokk ma dem taxaw ca buntu oto ba ma taxawee ca buntu oto ba ma ne ko sama doom mu ne ma ne ko na nga def mu ne ma maa ngi fi ma ne ko man de sama doom laa doon laajte muy Ibrahima Mbow ndax dañ ko war a na àtte tey jii te gisuma ko may laaj na xaw ma lu ko téye xale bi daal di ma ne meer mu ne ma naan boo bëggee dégg dëgg moom la dóor bal bi ci bopp te saamet ma ne tey ma daal di daanu foofu xam jabaram daanu foofu xam doom ja kera ban koy tekki ci ginnaawam lan ko tekkee sama doom ji daanu ñun ñëpp ñu daal di daanu foofu lii daal lan ci am loolu nag metti na ma lool li ma yëguta sama doom ji ba ci atte ba lu ma metti la yaay ji moo dem au tribunal di assister au procès publiquement interpeller directement les prisonniers pour à part balaa loolu sama dama koy poser benn question dossier bi mu wax ñu fan la dossier bi toll ñun daal loolu lañ soxla ñu wax ñu fi dossier bi toll ñi nga xam ni seen loxo daf ci laale ñu situer les responsabilités. Ibrahima li ma gisee mbiri ndax Ibrahima de des sama doom te Ibrahima kere bi muy xëyee fii dara jotul sama doom ji ak wér rek la yóbbaale woon léegi nag bu ñu demee ba Ibrahima ñu def ko nii maag jabaram lii danoo métti lool ndax Ibrahima bi muy xëyee fii di ma tàggu di tàggu jabaram wér gu yaram dong la yóbbaale ñu toog nag ba nu ñëw ne Ibrahima dañ koo def nii rey ko ci kaso Rebeuss bii loolu métti la métti na lool li ma bëgg nag mooy leen na yoon def liggéeyam Macky Sall président na wax ci lii ndax ku nu rey boobu ba léegi ca Tabaski ba léegi ñun amuñu ci dara nu leer ci ko rey kenn tegu ko loxo gisuñu dégguñu ci ki ko rey dara ki ko rey daan lan bëgg yoon teg ko loxo ñu xam ki ko rey kan la yoon teg ko loxo Ibrahima am na fanweeri at ak ñett. est-ce que mën nga ñëwaat ci li taxoon ñu jàppoon ko. li taxoon ñu jàppoon ko. Ibrahima daal li tax ñu jàpp ko Ibrahima daal xëy na fii liggéey ba wàcc yaa ngi dégg daal na yaay damaa ngi xëy muy àjjuma ja ba mu xëyee liggéey daal na bu ma jaayee ba pare damay jënd xar ma ne ko yal na nga jaral ak jàmm mu daal dem jaay
àjjuma ja la dem dara lu Tëngéej dem di jënd xar ba mu jëndee xar fanaan siwut ba ca samedi ci ca suba ñu woote téléphone ne Ibrahima téye nañu ko fi nu mu tuddati sax police su Tëngéej ñu dem ban demee fekk ma ne jabaram ma ñëw jabaram ma tanta mu ne naa mu ne ma Ibrahima da woote ne fi dama nga dara lu Tëngéej ñu daal jóg sol sunu mbubb ba nga police su Tëngéej ñu daal di sol sunu mbubb ban demee fekk ko fa ban ko laajee mu ne yaay damaa jënd sama xar ba pare. buñ ko jamono yële ci kër famille ki nga xamante ni moom moo ci ñàkkoon bakkanam muy Ibrahima Mbow buñ ko seetaanee ba noppi ñu ñëw ci li nga xamante ni moom moo bes ci dossier bi Régis. ñun yeexaayu dossier bi moo ñu xaw a naqari quoi parce que bientôt 4 mois léegi le 20 septembre la ñu rayoon boy bi bon gis nañu le ministre de la justice bi mu génnee prison Rebeuss déclaration bi mu wax kooku ba léegi man ba koroog may dee du ma ko mus a fàtte parce que moom bu génnee naan mi ngi gërëm l'administration pénitentiaire pour avoir géré la situation naka lañ ko géré en tuant dañoo rey noonu lañ ko géré donc kon moom kontaan na ci rey bi loolu moom man daf ma métti trop sinon bu loolu jàllee le procureur la ñuy waxal le procureur de la république bu fekkee ndigal lay xaar wala dafa am lu muy xaar mais ñun xamuñu Sénégal léegi naka lay doxee quoi parce que léegi mot 4 mois seen militante bi nekk Xurnaal bi mu ko reyee fii waaw Fatoumata Matar Ndiaye bi mu ko reyee fii mais le soir même la génn def conférence de presse wax li muy wax kii léegi mu mat 4 mois mënuñu ñoo wax kii moo ko def ni kii moo ko def te ñun ñu dem dik ñu entendre yaayam entendre jabaram dossier yëpp ñu dig bokkule ko jox leen ko donc léegi bu fekkee Macky Sall la ñuy xaar pour mu jox ordre yi à travers vos micros ñu woo fii Macky Sall mu joxe instruction ministre de la justice comme Sénégal léegi noonu lay doxee Macky Sall moom mooy wax su Macky Sall waxee ministre bi wax ainsi de suite procureur bi soog a appliqué mais moom 5 jours la def ci kaso bi kooku yoonam nekkul ci ay affaire mutinerie mais ñi nekk ci kaso bi dañu sonn ay prévention ay 7 ans 8 ans mais pour lan nañu jël magistrat yi ñu àtte booy ñu mu jeex. mënuñoo toog ni rek éternellement ñu rey suñu doom ba pare ñu mel ni ay muuma wala dëkkuñu ci dëkk bi parce que ci banlieue bi lañu dëkk amuñu moyen pour jël avocat et puis à part ça man maître El Hadji Diouf mi ñuy wax le député du peuple dossier yu mel ni ana politiciens yi dossier lu mel ni xew ci dëkk mais li ñuy wax ni aussi ñoom seen intérêt bopp souvent la ñuy jiital mais c'est vrai Sori Kawa le ministre de la justice ñu ngi koy woo fii à travers vos micros. mbokkee xarit yi ñi ngi amaat mbégte di leen dalal ci seen émission balance bi ngeen faral di ànd ak ñun mardi bu jot ci waxtu wi le muy seen jotaay bi nga xamante ne saa su nekk rek dañ leen di jox li nga xamante ne moom mooy xew-xew ci wàllub yoon waaye tamit di leen ci gindi di leen ci yee su ko defee kon képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel nga nekk fii ci biir réew mi wala boog bitim réew nga mën a xam bu baax lan mooy sa àq ak say yeleef mu mel ni numéro tey bi nag dañ ko jagle li nga xamante ne moom mooy actualité judiciaire maanaam xew-xew yi nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam wala boog moom moo jàll ci bés yi nga xamante ni moom moo ñu féete ginnaaw alors su ko defee kon ñu indi leen lépp loo xamante ne aju na ci xibaar boo xam ne xew na fi ci wàllum justice waaye tamit lépp loo xamante ni rek c'est indispensable à la connaissance des populations ñu mañ leen ko yeggee ba mu mët sëkk mu mel ni kon dossier bi nga xamante ne moom la ñuy njëkk a waxtaanee mooy lu jëm ci mutinerie Rebeuss mutinerie Rebeuss bu ñu ko waxee xel yëpp day dem ci xew-xew boobu nga xam ne xewoon na fii ci prison bu Rebeuss 20 septembre 2016 ba nga xam ne am na ci détenu bu ci ñàkkoon bakkanam di wuyu ci turu Ibrahima Mbow ak tamit ñeneen détenu yu bëri yoo xamante ne jële woon nañ ci ay gaañu-gaañu mu mel ni dossier boobu nag am na mbir mu ci bees moo xamante ne moom la ñu nar a tijjee waxtaan bi wax leen dëkkal leen loolu nga xamante ne moom moo ci bees bu loolu jàllee dinañ ñëw ci affaire Elimane Touré muy transitaire boobu nga xamante ne moo ñàkk bakkanam fële nga xam ne moom mooy commissariat spécial du port mu am tamit ay leeral yoo xamante ne war nañ koo def ci dossier bi waaye tamit am mbir bu bees boo xamante ne am na ci su ko defee kon loolu tamit dinañ ca yegg ci biir jotaay bi indi maanaam leeral yi nga xamante ne war nañ ci bu ñu noppee ci loolu nag dinañ jëm ci li nga xamante ne moom mooy wàllum terrorisme ëmpale wu leen ne fan yi ñu génn am na information yoo xamante ne génnoon na fi di wax ne am na ñaari présumé terroristes yoo xamante ni police Sénégal teg nañ leen loxo kenn ku ci nekk ci ñooñee naka la mbir mi tëddee ak tamit ñi nga xamante ne
ñoom la ñu tudd ci biir dossier bi tam def nañ ci li nga xamante ni moom mooy reportage ndaxte ñaar ñooñee ñu jàpp dañoo wax ni dañ doon lëkkaloo ak nga xamante ni moom mooy Moustapha Diatta bi ñu jàppe woon Baobab loolu lee tamit dinañ ñëw indi ci leeral yi nga xamante ni moom moo ci war waaye tamit dem ba fële nga xamante ni moom mooy waa famille Moustapha Diatta ci boppam def ak ñoom reportage tàll leen suñu micro mu am ay leeral yoo xamante ni dañ koy indi par rapport ak accusation yu bees yooyu nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci kawam waaye tamit duñ ci yem d'une manière générale ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi leen di jiiñ wàllum terrorisme te ñu nekk ci prison yëpp loolu tamit dinañ ci ñëwaat bu baax a baax ci biir jotaay bi mu mel ni kon ñeenteelu dossier bi nga xamante ne dinañ ci ñëw wax ci mooy affaire Fatoumata Mokhtar Ndiaye muy responsable politique APR boobu nga xamante ne faatoon nañ ko fële nga xamante ne moom mooy Pikine 20 novembre 2016 bii ñu weesu mu mel ni kon am na ay mbir yoo xamante ne daf ci bees ndaxte ki nga xamante ni moom lañ ci teg loxo muy wuyoo ci turu Samba Sow te mu nekk prison bu Rebeuss chambre 14 am na benn bataaxal maanaam benn lettre boo xamante ne daf ñu ko yónnee di ciy wax ay mbir yu doy waar yoo xamante ne da lépp rek jëm ci leeral li nga xamante ne moom mooy situation ak ay kaawam loolee tamit également dinañ leen jàngal lettre bi ba xam lim ci wax yëpp dëggantaan ak tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam yëpp lan mooy li nga xamante ne moom moo ci position am ci biir jotaay bi dinañ ci ñëw bu baax a baax yeggee leen ko ndaxte ay mbir la yu doy waar yoo xamante ne mënta ñàkk ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi xam ko waaye tamit ci sàkkuteefam la moom ci boppam ñu jàngal ko bataaxal ba képp koo xamante ne yaa ngi fi nga dégg ko bu baax a baax mën a xam mbir moom nga xamante ne ay tuuma la yu ñu teg ci kawam nu mu demee bu baax a baax buñ jógee ci loolu nag dañuy daal di tëjee jotaay bi li nga xamante ne moom mooy insécurité bi nga xam ne dafa lëmbee jamono ji ba kaa bi ci mujj mooy étudiant marocain boobu nga xamante ne faat nañ ko ba police sax tey ci suba def nañu conférence de presse di wax ni teg nañu juróom benn nit yi nga xamante ne ñoom la ñuy jiñ ne ñoo def wàllu googee loolu tamit également dinañ ciy ñëw ci biir waxtaan wi ak tamit yenn yi nga xamante ne en bref information judiciaire yi nga xam ne nekk na suñu kanam lenn li di actualité dans les prisons leneen li tamit di ay maanaam verdict yoo xamante ne cours de tribunaux yi joxe nañ ko ci diggante bi kon mbokkee xarit loolu mooy sommaire bi nga xamante ni moom la ñuy fas yéene waxtaane kon léegi-léegi rek dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy dossier bu njëkk bi jërëjëf comme ni ma ko waxee woon ci tàmbali bi dossier bi nga xam ne moom la ñuy njëkk ci càmbar mooy mutinerie bu Rebeuss bi nga xam ne mardi 20 septembre bii weesu xewoon na fi mu am jàppante boo xam ne dafa doxoon ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy détenu ak tamit garde pénitentiaire ba am détenu boo xamante ne ñàkkoon na ci bakkanam muy Ibrahima Mbow waaye tamit mu amoon ci détenu yu bëree bëri yoo xamante ne dañ ci jële woon ay gaañu-gaañu ñenn ñi ñu yóbbu woon leen principal ñoom neen ñi ñu yóbbu woon leen fële nga xam ne moom mooy pavillon spécial laata ñu leen di delloo Rebeuss laata tamit ñu am ñoo xamante ne dañ leen may liberté provisoire bàyyi leen bàyyi ndëgandiko mu mel ne nag dossier bi am na lu ci bees waaye balaa ñu ciy ñëw dañuy ànd ak waa régie xool reportage bi nga xamante ne defoon